Assalamu alaikum, fidèles auditeurs et auditrices bu Sunu Kër FM muy la première radio panafricaine basée à Los Angeles bu lëkkaloo ak Cap Sénégal Natangué muy la convergence alternative pour la prospérité te président Abdoulaye Fall jiite ko. ma leen di dicter seen émission actualité politique faite chaque mardi après-midi ñuy recevoir ci plateau bi deux invités qu'on ne présente plus de par leur disponibilité, leur patriotisme et leur engagement pour la cause noble des issues heureuses de notre chère patrie. muy kan muy soxna Awa Thiandoum. Soxna Awa nuyu naa la di la jox sa wàccuwaay te di la wax lan ngay nuyu auditeur ak auditrice bu Sunu Kër FM. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di balu ñëpp àq di baal ñëpp àq di ñaan yàlla nañu yàlla boole baal di nuyu auditrices yi ak auditeurs yi di ñaan sama kàddu yi may jibal yal na leen fekk ci jàmm ak salaam di nuyu waa Sunu Kër FM jóge ci PDG bi ba ci staffam yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar di beral nuyoo sunu présentatrice bi nga xam ne moo ñu invité muy soxna Marème Sall di nuyu itam invité bi nga xam ne moom laa bokkal plateau bi ma leen nuyu di leen ziar yéen ñëpp di leen ñaanal jàmm gudd fan ak wér-gu-wérle. jërëjëf soxna Awa xanaa may tourner ci sama deuxième invité bi muy monsieur El Hadji Malick Sarr di ko nuyu di ko tatagal ci biir émission bi te di ko laaj rek moom itamit nan lay nuyoo auditeur ak auditrice bu Sunu Kër FM. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ginnaaw bu nu musuloo ci seytaan mi yàlla rëbb julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam auditrice ak auditeur yu Sunu Kër FM à travers Cap Sénégal Natangué maa ngi wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu dale ko ci kilifa gi ci kaw ak ñi ko seqal ñëpp jarale ko ci sama jigéen Adja Awa Thiandoum ñu teg ko ci loxo soxna Marème Sall macha allah di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baal àq ñëpp di baal ñëpp àq yàlla na yàlla boole jégal ñaan yàlla kàddu ñu fi yëkkati aussi suñu làmmiñ yàlla jubal ko ba mu mën a amuk dal ci nopp yi muy jëm aussi tamit mu amuk dégg-dégg koo xam ne njëriñ da ciy tukkee. jërëjëf El Hadji Malick Sarr sant ak ngërëm ñeel leneen yéen ñaan ñëpp ñi nangu teew ci plateau bi ñu fas yéene waxtaane doxalinu réew mi mais à chaque fois ci doxalin yi ñu ciy taamu benn point saillant def ko thème fas yéene ko waxtaane tey ci biir thème yi ñu tànn ci benn bu ñuy intitulé la DSCOS dans ses œuvres de démolition face au désarroi des populations de Mbourkat Thiès. kon nag soxna Awa El Hadji Malick Sarr gis nañu ci biir Sénégal ni bëri na lu ñuy gis ay bulldozer di daaneel ay kër yu pare wala ay kër yu sori wala yu ñuy doogaa door bu ay citoyen sénégalais ñi nga xamante ne dañoo denc seen ñaar dërëm takk seen biir denc seen junni takk seen biir dajale ko naam ba mu mot million wala lu ko tegal am seen suuf tabax pour dugal seen njaboot pour seen sutura àddina xamuñu ne naam ndax dëkkin wax légal na wala légalul xam naa ni ci biir waxtaan bi buñ ci sumbee dinañ ci apporter ay éclaircissement waaye comme que nag dafa xew ci goxaat yi jaadu nag ñu ni tamit ñu toog waxtaanee ko waaye nag damay tourner ci soxna Awa comme que lu ni mel ci biir Thiès la xewe
te soxna Awa yi tamit mu ngi ci biir dëkk biir Thiès kon nag ci moom laay njëkk a tourné poser ko première question ma lay laaj soxna Awa est-ce que am nga aperçu bu ndaw ci historique création quartier boobu bu ñuy wax Mbourkat dëkk nekk ci biir Thiès. waa soxna Marème ma lay ziaraat di la santaal bu baax a baax ci invitation bi ma invité ci sa plateau muy am opportunité pour ma exprimer samay avis ak samay impression man Thiès laa dëkk mais Mbourkat quartier boobu yàgg na mais bi ñu koy jox seeni borom déggoon nañ ci ay yëngu-yëngu tuuti ba biñ ko tabaxee dégg nañ ci ay yëngu-yëngu biñ ci déggee ay yëngu-yëngu président jaar fi fekk mu doon kii ba du woon autoroute astafurlah mooy tali bi jógee Mbour ñëw fii ci Thiès dugg Thiès mu ñëw doon ko xool waa Mbourkat moom moo dalal seen xel ne leen incha allahu rabbi dinaa fexe ba seen situation régulier léegi na tey on est en 2021 des ko jékki-jékki ñëw di toj seeni kër muy lu yéeme lool ndax ñoom président moo dalaloon seen xel ne leen tabax leen di seen kër dina léegi dee mais c'est trouvé que ne léegi ñu ngi def ay démolition loolu muy loo xam ne lu doy waar la mais nag bu ñu taxawee seetlu tuuti dugg ci domaine national dafa am domaine privé de l'État boo xam ne képp koo xam ne jaay nañ la ko te jaayin bi leerul jaaru ci impôt et domaine mu leeral nga am autorisation de construire am bàyyi yow yaa ngi tabax ci loo xam ne xamoo ko commune de Thiès nag jafe-jafe bi fa amoon ñun ñëpp xam nañ ko quartier périphérie yëpp li nekk wër Thiès yëpp dañ koo jaay ba dugg ci commune rurale yi ñu doon wax commune rurale ndax contentieux bi du foofu rek de Sine fii amoon na contentieux c'est parce que dafa fekk ne périphérie bi yëpp lañ jaay kan la ñu mettre en cause ce sont les autorités locales population yi defuñu dara de ñoom dañoo bëgg a dëkk ñu jox leen ay kayit ñu jënd ay kër daal di tabax autorisation de construire xam nga ne kenn du tabax ci Sénégal te amoo autorisation de construire donc ñoom tooñu yi defuñu dara de dañ leen a tooñ ba pare ëpp leen doole loolu la mais foofu ñu tabax domaine privé de l'État la état bu seetaanee ñu toj kër yi ñu toj ko mais bu ko neexoon kenn du ko toj domaine privé de l'État moom lañ tabax noonu loolu moo tax jafe-jafe boobu am ci ñoom tamit duñu ay fautif parce que dañoo jënd seen xaalis lañ ci def li gën a métti nag mooy ñi nga xam ne demoon nañ ci banque yi nekk ay fonctionnaire leb ba pare ñu leen koy dagg léegi boo leen génnee amatuñ fuñ dëkk léegi ñu nar a demaat di luye di fayaat loolu du doon double emploi kon yëf yi doy na waar te nag le problème foncier au Sénégal chaque jour rek mi ngi gën a metti chaque jour mi ngi gën a metti te li ma ci jaaxal mooy itam saa yoo xamee ne domaine privé de l'État jëlee nañ fa ay baadoola suñ paree ab immeuble lañ fay tabax wala benn espace de business man loolu moom moo ma njëkk a yéem ci mbir mi. jërëjëf soxna Awa ci leeral yi nga indi problème foncier si récurrent au Sénégal waaye nee nga ni duñu fautif kon ndax damay tourner ci Serigne Cheikh El Hadji Malick Sarr ma di ko poser la question suivante ndaxte El Hadji Malick Sarr fu 2500 familles nekk depuis 1999 loolu du chiffre buy caaxaan
kon am na fu ñu sukkandiku ba ñu mën faa toog ba egg fa ci lim googu te aussi tamit bu ñu déggee des fois info yi ñuy am dañ naan lotissement amoon na ci zone boobu ba ay këyit jóge ci ay loxo tàbbi ci ay loxo kon bu situation bi bu ñu demee ba mu toll ni laaj na aussi tamit ñuy situer responsabilité yi kon may ëlbatiku ci yow El Hadji Malick Sarr di la laaj lan mooy responsabilité autorité locale yooyu ci mbir mu ñu toll nii muy démolition yi ñuy def ci quartier boobu bi ñu naan Mbourkat extension. waaw ma delluwaat rek wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di rafetlu introduction Adja Awa bëgg indi rek benn mbir moo xamante ni nii bu ndaw a ndaw lay doon par rapport ak li am Thiès parce que dañu ni fi mu mbir mi amee ci forêt classée la le président bu mu ñëwee en campagne mu waxoon ne dina déclasser 64 hectares yu ñu viabiliser mais il paraît parce que dans un conflit man li ma xam mooy y a toujours deux versions benn version bi peut-être ñu koy amee ci à travers les médias les réseaux sociaux beneen bi mooy les autorités locales en l'occurrence le préfet Moussa Diagne am na lu mu wax par rapport ak à ça mais si li ma dégg 64 hectares yi dañ ko fa bàyyi jëlaat yeneen 35 hectares de plus mooy démolition wu xaw ma nag peut-être Adja Awa dina si apporter ay éclaircissement peut-être su fekkee am na ci ay xalaat mais man Marème soxna Marème damay am problème te sëñ Malick moom dama bëgg nekk rek taalibe ñaanal ma rek ma nekk taalibe man je suis un légaliste te dañuy aspirer suñu réew mi dafa aspirer pour yëg beneen étape te si àdduna ñu nekk si dans un état de droit on est encadré par des règlements et des lois qui violer la loi dañ ko war a punir man loolu laa gëm parce que mooy tax suñu dëkk ñoŋ mooy tax suñu dëkk am stabilité mais service camarade fekk mi ngi. jërëjëf El Hadji Malick Sarr sa développement am na solo responsabilité yi mën nañ ko situer à premier niveau am na service public yi fi nekk ñu tegal ko ñu doon bëtu état doon tànk état doon loxo état doon bëtu état ci localité bi ñu nekk bu ñu joué woon seen rôle pleinement ay la yowoon situation bi du fi nekk parce que aussi ñoom it boo ko xoolee mairie bi moo njëkk a am autorisation de lotissement ci forêt classée boobu ñu nangul ko te yaakaar naa ni ba muy def lotissement boobu bu yëf ya jaaree ci yoon waroon naa lëkkaloo ak urbanisme bi nga xamante ne normalement day am plan de masse bi xam délimitation yëpp fan lay war a mën a yam mu ànd ak aussi ak tamit DSCOS bi nga xamante ne dafa nekk au service di nekk ci service yi nga xamante ne ñoŋal service yi nga xamante ne tey jii liggéey bu ñu am buñ koy def ci li nga xamante ne li ñoŋal liggéeyu réew mi la ñoom dañ leen ci accompagner kon tey jii ñoom bu ñu daggee benn superficie war nañu mën a xam fan la yam ba ñeneen du ñu ñëw greffé wu ci te ñooñu ñu jox leen mu nekk ci forêt classée bi nga xamante ne neewoon nañu dinañ ko déclasser ba ñoom ñu nekk dans la légalité waaw mais bu nga xamante ne côté boobu nekk ñu dans la légalité est-ce que waroon nañ leen jox këyit est-ce que waroon nañu dagg di leen jaay xam nga loolu aussi tamit mooy fekk si la ne ñoom ña war a defar bu ñu yàqee dara du mën a defar ñoom ñu war a jubal bu ñu jubalulee aussi tamit yoon bi du mën a tegu si fa mu war a jaar
may ëlbatiku it tamit di laaj soxna Awa Thiandoum xëy na naam am naa sama xaalis defuma dara tooñu ma ndaxte ñoom ñoo ma attribué waaye soxna Awa yi tamit est-ce que tamit jaaduwul nit ñi aussi di jéem a taxaw di jàngat di xool nit ki sama xaalis fan laa koy dugal parce que tant que awma këyit yu leer est-ce que dugal sa xaalis si yenn suuf yi du sànni sa xaalis est-ce que aussi tamit nga ñëw di tabax te jaaroo ci procédure légale yi nga xamante ne foofu nga war a mën a jaar am autorisation de construire am titre de propriété amagoo ko jël dundee yaakaar rek jël sa xaalis def ko ca fa aussi tamit est-ce que tamit jotul population bi tamit xoolaat seen bopp ci seen doxalin. waa soxna Marème loolu nga wax lu am solo la lu am solo nga wax noonu fi nga dikk noonu foofu la population yi amee jafe-jafe maanaam bëgg rek fooy dëkk mu mel ni fàq dëkk mu amatul fenn ñoom man bu ma leen di blâmer côté boobu la parce que procédure yi mooy nit ki bu la présenté ne la man dama lay jaay terrain danga koy laaj ne ko yow terrain bi nga may jaay fan la ne mu wax la fan lay nekk ne la fii la nekk nga ne ko jox ma plan de lotissement bi mu jox la plan de lotissement bi yow kër gi mu lay jaay nga laaj ko numéro ban la mu jox la numéro boobu nga dem ci géomètre yi ci cadastre mu defal la extrait du plan maanaam li la wër yëpp da la koy génneel sous forme imprimée ci papier A4 bu la neex wala A3 nga xam ne kër gii ngay jënd waa cadastre vérifier ko ndax kër googu kenn déclaré gu ko ndax kër gu ñu jënd dañ koy déclaré impôt et domaine dañu ci am pourcentage boo xam ne fa lañ koy fayee donc population yi étape yooyu yëpp dañ xamuñu ko kenn waxu leen ko ñi ko ci xam bariwuñu il a fallu man mii di wax ak yow avec la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale ak yi li ma ci doon liggéey dama doon mujj di ci sensibiliser di wër di sensibiliser ndax noonu la jaay kër war a demee ñu di warta ñëw rek ne la dama lay jaay kër këyit a ngi nii nga gis këyit bi ñu notifié ko bind ko te sénégalais dafa naw affaire cachet loo am cachet rek pour ñoom lu légal la non cachet mën nañ ko créer 1000 cachet mën nañ ko créer ci benn bureau donc nit ñi ñoom ñoo war a xool ne procédure boobu la ñuy jëndee terrain danga may jaay terrain jox ma numéro kër gi nga jox ma numéro bi ma dem cadastre ñu vérifier ma ba xam kër gi légal na wala légalul ba pare nag ñu jox ma numéro ñu jox ma extrait du plan gis nga boo extrait du plan bi sa kër ay yeneen numéro yu ko wër yëpp dañ ko ciy génne su ko paree nag nga doog a dem ne yow mii fi mu toll nii nag da ngay dem jëndi soo jëndee nga am ay témoin moom mu am ay témoin mais itam ki nga xam ne moom moo jënd kër gi am na pourcentage boo xam ne da koo war a fay impôt et domaine malgré comme par exemple nga jëndee kër 2,5 millions 10% yi war a verser au niveau de l'impôt et domaine pour nga mën a am sa kii nga am sa mutation ñu def kër gi sa tur mais loolu yëpp sénégalais yi il veut la facilité moo leen dugal ci lii lépp ak méconnaissance am na ñoo xam ne xamuñu nan la ñuy jëndee kër donc il faut quand même ñu gën a nit ñi dégg taaxirlu gën di laajte gën a xam institution yi yéen lañ fi nekkal sénégalais lañ fi nekkal mais sénégalais yi nañuy dem ci institution yi di laajte donc soxna Marème loolu moom moo andi jafe-jafe yi moo tax muy am on brûle les étapes d'achat d'une parcelle ba brûler étape yi yaakaar ni jox la këyit rek moom mooy da ngay gis koo xam ne daa dem bay tabax ba léegi kenn deful ci këyitu kër yi amagul këyit boo xam ne am na mutation turam loolu c'est ça où il y a le bémol. jërëjëf soxna Awa ci leeral détail yi nga indi wax nga procédure bi nit ki war a jaar
pour am këram pour am terrain wam d'abord def ci alalam soppar ñi ko muy kër en toute prudence et en toute quiétude et en toute légalité booy jënd laajteel lieu bi bërëb ba boo xamee bërëb ba jubalal urbanisme mu jox la plan de lotissement boo amee plan de lotissement boobu demal sa géomètre bi mu jox la numéro extrait bu plan bi après nga dem cadastre def vérification pour xool ndax foofu sol boobu occupé nañ ko wala occupé c'est libre pour wan na la ne kenn tegu ci loxoom kon nag bu boobaa procédure boobu boo ci jaaree di nga ci mën a am xam fu wóor fi ngay teg sa tànk kon lu am solo la kon nag loolu boo ci gisee rek toujours état dina am ay garde-fou te garde-fou yooyu nag am na service yi nga xamante ne tamit ñoom itamit dañuy am si mainmise sur le fonctionnement normal des institutions kon nga gis ne am na ci DSCOS moom itamit muy direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol muy jouer un rôle primordial mooy fekk ñu fexe ba ñu am une occupation rationnelle et sécuritaire du sol loolu moo waral ñoom itamit dañuy liggéey en étroite collaboration ak service yu mel ne mairie ak urbanisme comme ça bu jalgati amee ñoom dañuy ñëw am ci luñ ciy taxawee kon nag moo tax may ëlbatikoo ci Malick Sarr di ko laaj ne ko lan mooy rôlu DSCOS avant tabax di am pendant tabax di am ak après aussi tamit surtout ci occupation domaine national ak tamit toj bi ñuy toj ce sont des questions qu'on pose et que les gens voudraient avoir des informations claires par rapport à ça te nag lu ci mënti nekk rek nañ ko indi ñu teg ko ci table bi ku nekk la nga ca xam ñu waxtaane ko ñu tombeek ak nit ñi nga xamante ne peut-être xamuñu woon ñu profitoo ci leer bu leer ci seen bopp ba nga xamante ni bu ëllëgee du ñu wàcc yoon te loolu bu boobaa mooy njëriñu askan bi mooy doon njëriñu réew mi may laaj ne gis nañu waa DSCOS dina ñëw ak seen bulldozer di daaneel kër yi man tamit muy bëgg xam exactement si ban sommation boobu ci kan lay émané ba ñu mën a toj kër yooyu daaneel ko te des fois mu mel ne dara du leen ci fekk. Marème tey moom je te tire un grand chapeau vraiment te émission macha allah am na solo te nit ñi dañu war a xam boobu nag le service public muy l'administration ñoo ko war di xamal ñi nga xamante ni mooy le citoyen par rapport ak li nga xamante ni muy bëgg-bëggam ci li mu war a def parce que comme ni ko Soxna Awa waxee gis nga am na benn contentieux boo xamante ni nii plan de masse ak titre foncier beeg numéro ba délibération ba gis nga fii nit ñi dafa ñoo xamante ni nii na ma yàlla baal daal dafa amuk ceetaan nag te ay yu dul jeex mi ngi fii li ma lay wax mi ngi fii gis nga li xew Thiès wallaay la azim soo demoon DSCOS bu Tëngéej nga laajte li fa am ci ay dossier par rapport ak fi ñuy wax Almadies 2 après Sédiment jëm Kounoune kenn mun laa wax litige fa nekk ci affaire kër ñoo xamante ne nii ay góorgóorlu ñoo xamante ne nii ndeysaan sama classe bi benn tànk benn juróom benn ñaar dërëm bu am noo dajale ay nit ñëw wala ñu ñëw fekk kër jàmbur bi jaay la DSCOS moom day exécuter une décision judiciaire nit ñi dañu war a xam ni alam bi ñu ñoo ko bokk boo jëndee ab pàcc dafa am loo xamante ni nii comme ni ko waaye am ñoo xamante ni seen acte de vente su paree après pourcentage bi ñu war a yóbbu impôt et domaine sax dañ koy cible bale dañ koy soxore te yow nga ni tu es un citoyen boo xamante ni nii lu xew nga ni nangam ak nangam te li ngay jëriñ sa bopp yow sa waa réew amul loo xamante ni nii
war nga leen ci delloo njukkal bi maanaam pourcentage boobu nga xam ne après état moom lay dundee. Descos nag comme ni nga ko waxee saisie lay def mu def enquête yóbbu devant le procureur wala une autorité administrative saisir demandé ko mu def enquête déposé après nag il exécute moom ils sont là pour exécuter le droit si li ma xam parce que man ñu di wax ak yow maa ngi ay dossier en cour de justice yoo xamante ni fii mel noonu yore plan de masse bi di tiim ko di wax ak yow délibération bi titre foncier bi tout mi administration bi muy catu Sénégal te nag wax dëgg yàlla nag liggéey bu wér lañ ci war a taxaw pour que suñu Sénégal gi fa ñu bëgg mu dem fa parce que administration mooy doxal liggéey bi administration mooy doxal liggéey bi li nga xamante ni mooy surveiller mu bañ a am lenn loo xamante ni camaraderie wala damay bàyyi mu jàll parce que ci xaw nu ma koy def non parce que sinon Sénégal fu ñu bëgg mu dem fa te bilaay walaay dafa mel ni parfois ñoom dañuy faire semblant parce que administration salarié ñu bëgg am R+4 boo xamante ni nii bokkul ak sa salaire am dëkkuwaay waaye ti nga nekk un salarié xam nañ suñu papa yi suñu maam yi naka lañ daan liggéey ci administration le peu bi ñu am ñu jox leen logement de fonction bu ñu paree après fekk nañu am xam logement boo xamante ni retraite ñaata sénégalais ñoo amul salaire ñaata sénégalais ñoo amul pension retraite te lépp ñu leen di jox ñu ne ñoom ñëpp ñoo ko bokk yow ñoom ñu bàyyi ay yenn privilège jox la yow privilège yooyu pour nga ni un travail bien rémunéré après na nga bàyyi loolu am leneen ak leneen te soo demoon fi doon ci forêt classée boobu nga xool attribution yi di nga ci gis ay tur yoo xamante ni da nga yéeme wala ay prénoms yoo xamante ni kenn xamul waaye Descos daal moom li ma xam moom ci sama xam-xam par rapport ak li ma doon doxalante ak ñoom mooy ñoom décision judiciaire la suñ leen saisiré su fekkente ni gisuñu document boo xamante ni nii lu légal la mooy waral ñu bind arrêt Descos après nag saisir le procureur. soxna Awa wax macha allah nit ñi dañu war a xam les citoyens dafa war a xam mais ki ko war a xamal tamit mooy ki nga xamante ni moom moo nekk dans le service public malheureusement te mi ngi commencé ca base ba ca gox-goxaat ya ca mairie ya ca sous préfecture ba sa préfet ba sa gouverneur ba ainsi de suite le citoyen xam lan mooy cëram xam lan moo nga xamante ni c'est interdit parce que devoir fu mu am droit fu mu am devoir am na fa parfois suñu ay devoir dañ koy léser te bëgg laaj droit loolu nag day indi ay yu mel nii rek ay wax yu kenn xamul yoo xamante ni après da nga koy gis ci image sa xol dafay tàng te parfois tamit da ngay xam ni lii moo war a nekk malheureusement parce que dafa métti kon soo amee sa mbir comme ni nga ko waxee sànq da ngay seet yow fi nga koy dugal fan la vérifier loo xamante ni nii lii su ma ci dugalee sama xaalis ba ëllëg bu ma ci am lu ma naqari waaye investir ciment nu mu méttee fer yi ca ànd yëpp nga xëy benn bulldozer taxaw rek si benn fraction de seconde rek pam waaye neexul quoi neexul yàlla ci yàlla musal ci ñëpp nag te ñi mu dal aussi tamit yàlla wutal leen leneen loo xamante ni moom la leen di wutal ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf El Hadji Malick Sarr nga ne Descos day gérer exécution des décisions judiciaires service mën na ko soxla pour gestion bien public surtout sol ak li jëm ci ay impôts ak i taxes kon ñuy jouer rôle bu important di renflouer keesu état kon nag buñ leen signaler ne occupation sol bi jaaduwul muy mairie wala urbanisme lu mu si mënti doon kon ñoom dañuy ñëw exécuter daaneel sans état d'âme
kon nag ñu ngi lay jaajëfal El Hadji Malick Sarr. jërëjëf xanaa rek mooy tourner ci soxna ak Thiandoum di ko poser question dama gis ne ci njëlbeen waxam bañ koy laajte création quartier Mbourkat ba muy def historique bi am na fu mu ci junjee ne chef de l'État ba mu ñëwee jaar fa moo leen defal promesse ne dina ci taxaw ba nga xamante ne partie boobu nga xamante ne dafa nekk domaine privé mu nekk bokk ci forêt classée bi dina ci def ay jéego ba nga xamante ne déclassification bi dina mën a am pour ñu nekk à l'abri ba tax na xëy na yaa dig boobu mu leen dig moo tax ba am ñeneen ñi nga xamante ne place bi ñu réservé woon bu ci ëppoon ci li ñu lotissé woon mu jaar yoon ñu jox leen notification yu légal yi nga xamante ne buñ ko bis bi ñu déclassifié ñooñu dinañ nekk en toute règle mais lu ci romb ci loolu ci 80 yooyu am na ñenn ñi nga xamante ne dañoo ñëw boole waale topp ci mouvance bi def fa occupation illégal si on peut le dire parce que nag dëgg du weesu ay nopp am na ñi nga xam ne dañoo ñëw rek ñëw noonu faq rek dëkk te loolu aussi tamit ñoŋalul doxalinu réew. est-ce que du loolu yi tamit promesse boobu mu leen def moo tax ñeneen ñi am yaakaar ne peut-être que dinañ dem ba dund lii di jeex lii ñuy dund mu jeex moo tax may laajte moom bi mu leen di def promesse boobu dafa nekkoon entre le marteau et l'enclume wala choix politique la bu mu opté wala dafa doon wut stabilité socio-économique bu communauté boobu nga xamante ne da leen fekkoon sur place ñu nekk ci ay jafe-jafe. waa soxna Mariam ñaar yi ngay wax yëpp mu ngi ci mooy maanaam Macky ba mu koy def di leen dig stabilité sociale la doon bëgg ak ay dividende politique moom la doon wut moo tax mu wax leen loolu waaye ba mu leen waxee loolu ba pare nag da ko waroon dëggal maanaam dem ci waa DSCOS impôt et domaine nag yëpp ak commune bi ne leen régulariser leen Mbour 4 extension te Mbour 4 extension li ci gën a yéeme mooy population bu Dakar ñi nga xam dañoo bëggoon génn Dakar ñoom ñoo fi ñoo jënd kër de ay fonctionnaires yu retraité ay fonctionnaires yoo xam ñu ngi nekk en fonction di leb banque ñoom ñoo fa dëkk ñoo fa fees donc du coup normalement balaa ñu woon doon di def di toj waroon nañoo woote waxtaan ndax nañ ko def ku lu ne nañ ko waxtaan moo ko jiite ay sommation ak affaire yooyu yëpp ça ne veut rien dire ndax boo tojee kër tam da nga fay tegaat kër ndax ci domaine national habitat moom moo am priorité que espace de culture wala business donc ñoom dañ fay tabaxaat toj tabaxaat mais loolu lan lay niru bu yàggee askan wi ban jumukaay lay am. donc comme ni ma ko waxee woon sànq rek nañ ko def boo gis nañ ko waxtaane moo jiitu état ak DSCOS a yem c'est un démembrement de l'état vraiment waroon nañ def concertation mais kenn du commune yi nga xam ne ñoom ñooy valider acte de vente yi kenn du ñoom ba pare nag commune yi am nañu pouvoir léegi 10% yooyu ñu versé leen ko ce qui est très grave très grave arnaque la escroquerie la donc loolu nit ñi war nañ cee taxaw bu baax a baax bàyyi seen xel. jërëjëf soxna Awa kon nag nit ñi ne ñu bàyyiwaat seen xel ci doxalinu des fois communes yi lu am solo la du moment que am nañu possibilité encaisser 10% yi ñu war a verser kon nag nañu xoolaat taxawaay bu baax a baax a baax waaye nag may ëlbatiku rek ci Malick Sarr di ko laaj naam ñii occupation bi que ça soit légal ou illégal lii am na ba pare te Awa nee na lépp loo gis lu jiitu
mooy habitat kon nag bu ñu tojee yi tamit dinañu tabaxaat mooy ëlbatiku di la laaj def nañ ci seen alal naam ñu màbbaloo kër yi génne leen waa ñii nga xamante ne mbàbba kumba bii busa bi ba ci seen kaw la daanu ban soor la leen état wala réserver ba nga xamante ne des conditions de vie dinañ ko améliorer waat mettre leen à l'abri. man nag gis nga pour par rapport ak qu'est-ce qu'on attend de l'État man j'attends rien du tout de l'État parce que dama ni la man dama am ay des ayants droit yoo xamante ni état dañoo daaneel seen kër utiliser ko war leen jox seen kër coordonnateur du projet bi bu mu demee ba projet bi jeex am ay ñoo xamante ni joxaguñu leen seen i kër soxna Marème dama bëgg nga déglu ma bu baax si li may wax lu état di def rek lu may bett lay doon 2005 te loo xamante ni état moo ni dama leen di jox nangam pour wax la dysfonctionnement yi nga xamante ni moom mooy te c'est un danger par rapport à la sécurité de notre pays man je parle au-delà même de suñu Sénégal surtout nos frontières ak phénomène yi xew ñuy gérer le droit ñuy gérer le service public dafa am benn code de conduite boo xamante ni nii moom lañ war a amee ñoom mu am une rigueur de gestion par rapport ak li nga xamante ni mooy la chose publique lu du caaxaan lu fi suux rek nag ay parparloo li gën a bon ci àdduna gën a yées na mooy parparloo day indi injustice et puis bonjour les dégâts dama ni la xaaruma dara si ñoom luy ñëw daf may bett ci dédommagé parce que dama gis luy traîne depuis une quinzaine d'années ti il suffit d'un claquement de doigts rek loolu sotti il reste 300 et quelques logements yu pareegul mu des 200 et quelques ayant droit mais vous vous rendez compte ñuy toltolaan fu ne ñoo xamante ni nii ay veuve lañu ñi ay héritier kenn xamul kenn mënu wax yëpp yoo xamante ni nii dama ni la ministre Mbaye Ndiaye mi ngi xam na ko le ministre de l'habitat xam na ko le coordonnateur du plan Jaxaay xam na ko mujj gi mu ne te le gouverneur de la région de Dakar en personne il a mené son enquête ba boucler ko def son rapport par rapport ak manquement yi ci am ni am na yu des yoo xamante ni xaalisu projet bi jeex na nañu xaar le temps de trouver des financements te président mën a jël 30 millions di ko jox Idrissa Seck par mois 15 mois 30 millions ñaata kër la mën a yeggale ci plan Jaxaay kon ñële ñoom sekam ñoom si lu irrégularité lañu waaye nag fii moom il faut s'attendre à tout lu ne mën na fee xew vraiment kontaan si invitation bi partagé ak Adja Awa macha allah waxtaan bu am solo soxna Marème nga teg ko aussi tamit si connaissance ak xam-xam macha allah bëgg rek ñëpp jëriñu que nit ñi daal nañ def attention par rapport ak fu ñu dugg seen xaalis asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala. jërëjëf El Hadji Malick ne nga ñu dédommagé leen lu la jaaxal lay doon ndaxte am na kayit yu tegu ci kaw table bi depuis 2005 bu bokkul ak bu Mbour 4 bu Thiès te ba tey indiwuñ ci solution fin de projet jeex na ñu war a attribuer ñooñu ay parcelles ba tey mu ngi nii mu ngi sotteekul kon nag
ñàkk doxal yoon ak ñàkk respecté kaddu kon yàgg na ci bipp réew kon nag mi ngi noonu rek te nag wax fu dëgg yàlla El Hadji Malick kuñ la fi teg ne nga doon bàyyi faalu askan wi ay la yëwan war nga mën a daw taxaw ci seen jafe-jafe ba mu saafaraw kon nag rek may jox soxna Awa kàddu gi mu tontu ci toute dernière question bi pour ñu mën a tëj émission bi ndaxte waxtu bi dab nañu. jërëjëf soxna Awa Thiandoum sa contribution yi am na solo xanaa nekk may ëlbatiku di leen remercier yow ak El Hadji Malick Sarr ci seen disponibilité ak seen nangu ñëw teew ci émission bi ñu waxtaane jafe-jafe réew mi te yi tamit ngeen indi ci ay leeral yu am solo yu mën a gingi askan wi xanaa kay rek may dox dig daje mardi prochain ci beneen thème ndaxte temps bi ñu joxoon jeex na tàkk kon nag may ñuy tàggu auditeur ak auditrice bu sunu kër FM ba jusqu'à mardi prochain incha allah.